jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time4 Africa dal leen jàmm ci xibaaru Casamance di woy di law li ki si mujj rek mooy ni ki suba nag ñu armée ñoo xamante ne dañoo am ay ngarnaal ba fees dell ñoo daal di tase ay yenni woto yoo xam ne dañoo yëpp ay doomu aadama ak seen i bagage naka noonu dañ leen a futti nangu seen i bagage laata ñu leen di bàyyi ñu dem waxum koom la ñuy wax ak jëwriñ bu ñu denk wàllu woowee di Amadou Hott daal na jiite cérémonie d'ouverture tey jii ci talaata bi soxal négociation war a amal diggante nguuru Sénégal ak ñi di Allemagne ñi di société civile ñu ngi xam ne ni ki suba naka daañu wàcc si mbedd mi ngir rek fexe nguur gi jëlee fii li nga xam ne mooy système mu parrainage bu ñu nar a amal ci élection législative yi ñu dégmal xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexale yi la jotaay xibaar mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee leen jàmm mbokk yi ci xibaar yi ñu dooree ko ak jafe-jafe yi am jamono ji foofee ca Casamance ginnaaw li nga xamante ne opération armée sénégalaise di amal soxal wàllu mouvement MFDC naka noonu ci suba nag ab braquage amaat na fa maanaam ñoo xamante ne ay nit lañ sottee ko ay armée ba fees dell ñoo daal di tasa yenn ci woto yoo xamante ne dafa yeboon ay doomu aadama ak seen i bagage naka noonu ñooñu dañoo daal di nangu seen i bagage laata ñu leen di bàyyi ñu dem ak seen i loxo neen ñu leen di fàttali nag bii mooy ñetteelu yoon yoo xamante ne ñu koy amal foofee ca Bignona naka noonu tamit ñu ngi ciy ñaax nguur gi rek ñu daal ci indi ay saafara laata mbir mi di ëpp loxo. mbirum Casamance la ñuy desandi ba tey ji xam ngeen ne mbir mi naka yàgg na juróom benn fukki at boobee ba tey naka xeex boobu mi ngi ama diggante armée bu Sénégal ak mouvement MFDC mu mel ni kii di Salif Sadio mi nga xam ne moo ko jiite naka tegul benn yoon tànkaama ci li nga xam ne loolu lay ñaax nguur gi tax na nag askanu Sénégal yi ci yàbbi rek nee nañ ci def ay saafara laata muy ëpp loxo ñu teewlu kàddu askan wi ci reportage Elisabeth Tine. ëpp na 60 ans ci ginnaaw ñuy wër indépendance su Casamance boobu nag ci jamono bu ñu nekk ni ñu ngi fi nemmeeku ay jafe-jafe lu mel ni ay reyante ak ay caw yu bëri ay sénégalais yu bëri di ñaawlu situation bu mel noonu. Casamance pour mu am indépendance loolu mënta na benn la Sénégal yëpp benn la kon nag tey la ñuy wax di ñaan jàmm ci réew bu amul jàmm rek. du dox réew boobu mu jàmm développement du am tey dañuy ñaan robert yi ak militaires yi benn lañu ñu jéem a régler problème bi ñu ànd. dëkk bu ñuy woowee Sénégal di ko woowee dëkk teranga dafa war a nekk benn te Casamance mënul dem moom kese. su ma sañoon daal maanaam état jàpp si quoi su ko defee ñu doon waxtaan quoi waxtaan. solution am quoi jàmm daal di jeex ci Casamance quoi su ma sañoon loolu moom état def ko quoi. erreur bu mag la bu ñuy fàtte ni ñun ñëpp ay frère lañ te ñoo bokk Sénégal lu ñu mënu jàppale ma ñu jàmm ñun ñëpp ñu nekk benn booloo. ñun ñëpp dañu war a jàppee ni ñun ay sénégalais lañ ñun ñëpp jàppee suñu bopp comme ay doomu ndey ñun ñëpp jàppee suñu bopp comme lu ma jàppee sama bopp ma jàppee la ko yow kon bu boobaa tey dina am suñu man daal loolu laa gis quoi loolu laa gis dama gis loo xamante ni ñëpp nañ booloo doon benn rek bu boobaa Sénégal avancé ñun ñëpp moom Sénégal suñu yàqee Sénégal rek yàq suñu réew. Salif Sadio nag nekk ku jiitu mbootaay MFDC mosul bàyyi loxoom ci xeex boobu Sénégal yi jàpp nag ku nekk da ko war a def mbiram pour jàmm mën a am ci Sénégal ak ci Casamance. jërëjëf Elisabeth mu nekk kàddu ci ñenn askan wi soxal wàllu mbiru Casamance rek ñu fexe ba indi ci saafara ndaxte Casamance du réew dafa bokk ci biir Sénégal ñu àddu wax ci 9e forum de l'eau ñi nga xamante ne ñu tàmbali nañ ko niki démb fii ci Ndakaaru daanaka lu bari ci réewu Afrique rawatina ci àdduna bi nag ña nga foofee ca centre international conférence bu Abdou Diouf li leen indi fii rek ci Sénégal mooy waxtaane naka la ñuy def rek ba ndox daal di am nit ñi am ko te jafe-jafe du ci am waaye fexe nag tamit nag ba jëlee fi jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di jànkonteel ci wàllum ndox Ousmane Niang teewoon na ci ndaje ba. 9e édition forum mondial jëm ci wàllum ndox nag Dakar moo dajale àddina wërngal këpp ñu war a waxtaanee ci mbiram ndox waaye nag ci mbiri ndaje culture u Sénégal desu ci gannaaw àddina bi yëpp xippi seen bët ngir Sénégal ak taaram ci wàllu caada.
ki nga xam ne nag mooy njiitu réew mi Macky Sall am mbégte ak contentement dalal ay mbokki président am waaye tamit ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum ndox ci àdduna bi njiitu réew mi emul foofu mu gis ne ndox dafa nekk lu am solo ci dundu doomu aadama ba tax na mu jël ko def ko mbiram def ko ay yëxam gis ne ndox ñëpp ko war a am rawatina nag ñi nga xam ne ñooy dund ci gox yi ak gox gaxaat yi ba ci àll ba. À toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue. dal leen ak jàmm fii ci Sénégal am naa mbégte ngir dalal leen ci 9e forum mondial bu ñu jagleel ndox ginnaaw ñaar fukki at ak juróom buñ ko amale woon ca Marrakech tey nag Sénégal lañ ko defee muy Afrique nag boo xoolee ba léegi am na gox yoo mënul am ndox loola xel mënuta ko nangu. wàllum ndox nag bu ñu koy wax am na njiit li président bi gis ne ndox moom ak importance bu mu am nekk tout lu ñuy laam-laamee fi mu ne nag li war a nekk mooy nees lañ mun a def ba ku nekk rek mën ci jariñoo. ndox daa am njariñ ci dundu doomu aadama ba tax suñu ko fulaalut bu nekkee ci danger ñun tamit dañuy nekk ci danger day nekk tamit danger ci alam bi ak ci jéere ji imaginer leen xooleen rek lu ci tollook téeméeri million ci ay jigéen saa su ne dañuy jóg nga uti ndox di ci am ay jafe-jafe lu nu mel nag ñun ñëpp war nañ cee taxaw temm ngir ndox mën a jàpp ni ci bépp boor ndox nag mu nekk lu am solo bu ne bëmm nekk bànneex am solo lool ci dundu ni doomu aadama li koy firndeel mooy ñi ñëpp nga xam ne waxtaan ci ndox moo leen dajale seen kaddu loole la firndeel ñu gis ne taxawaay bi kenn ku ne da ko war a yokk ngir ku nekk rek mën a jariñoo ci ndox ndaxte mënuñoo def lenn ci wàllum koom ak développement bu fekkee ndox mu baax amuñu ko waaye tamit ndox mu mucc ay ñu desandi ba tey rek ci xibaar yu soxal wàllum forum ndox bi ñu amal foofee ca Diamniadio suñu reporter Ousmane Niama fa teewoon naka daal na taataan micro ki nga xam ne rek mooy ambassadeur Irak di Mohamed Khalat Al Dakhri nag ñu teewlu ay kàddu. Il est très important. tey ñu am mbégte ak bànneex ñëw fii ci Dakar 9e édition bi nga xam ne dañu ko jagleel ci wàllum ndox nag dafa nekk lu am solo ci dundu doomu aadama kenn mëntu wax ni te waxoo ndox ku nekk da koy jariñoo ndox nag ku nekk moom amul kenn koo xam ne yow rek yaa moom ndox fi nekkee liñ mën a def mooy nees lañ mën a def ba jariñu ko bu baax ci suñu environnement ci suñu société ci suñu dëkk yi ndox ni ma ko gisee mooy dafa am solo ci am koom parce que dafay participer ci développement wu réew luy participer nag ci développement wu réew ku nekk da ko war a taxawee. Pour la femme, pour l'enfant. jërëjëf Ousmane Niang ba tey dañuy desandi ci wàllu woowee ki nga xamante ne rek mooy président du conseil mondial bi nga xamante ne moom lañ tàbb ci wàllum ndox mi de monsieur Louak moom nag ginnaaw ba mu amalee discours am daal na yëkkati ñeenti obligation yoo xamante ne daf ko teg ci table bi di xam ne yooyu obligation nag buñ ko defee dinañu fexe ba ñëpp daal di am ndox waaye nag loolee dina tax nag jafe-jafe ndox yi ñu nemmeeku ci Afrique ak ci àdduna bi dina wàññeeku Oumy Kalsouma Diallo dellu si waat na ci leeral yi. ci juróom ñeenteeli forum mondialu ndox mi amoon ci Ndakaaru démb 21 mars war a jeex 26 mars président conseil mondialu ndox di jaare foofu di wax ni dañoo war a bindaat ëllëgum ndox mi ndax ndox lu mënul ñàkk la ci dundu doomi aadama monsieur Loïc lim ñeenti wareef yi ñu war a teg ngir saafara jafe-jafe ndox mi bu njëkk bi dañoo war a soppi suñu doxalin ndox du lu ñu war a yàq dañu ko war a jëfandikoo saa suñu ko soxla ñaareel bi muy wax ni ñépp soxla nañu ndox kon constitution bi sax fa mel ni dañ see war a bind ni ndox du lu ñu war a yàq même ba ci tableau école yi ñetteel bi moom mu ngi wax ni wax ji di saafara wàllum jafe-jafe ndox du lu yomb nag koppar amul daa war a deñ weesu nañu loolu mën nañ ko saafara monsieur Fauchan di wax moom dañoo war a continuer ndax booru États-Unis bi ak collectivité yi gën a néew doole wante ak ay bëgg-bëgg ngir yokkaat li ñu jot a def ci wàllum ndox mi ak assainissement bi ba ci ceytu gi jigéen ñi tamit góor ñi ñu jàngal leen ni ñu yore ndox gi ci jekkintal gi dañoo war a booloo te bàyyi di parparloo ndox mi ndaxte loolu indi na ay féewaloo te ñàkkum ndox gi ñi
dëkk ci banlieue bi la gën a sonal ngir ñëpp am ci wàll ak sàmm akum ngir sàmm comité mondialu ndox mi di woote ñu respecté médiation internationale. junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi Amadou Hott moom la ñu tabbu jëwriñ bi ñu denk wàllum koom fii ci réew mi amaloon na ndaje bu mu jiital tey jii nag ci talaata bi ndaje boo xam ne dafa soxal wàllum coopération diggante Sénégal ak Allemagne moom nag ni ndaje boobu li ko tax a jóg mooy fexe rek ñu daal di amal ay dialogue politique ci diggante Sénégal ak Allemagne Barthélemy Koli teewoon na fa. coopération bilatérale diggante Sénégal ak Allemagne exemple ci wàllum doxalin ak jëfin bu ñu sukkandikoo ci ministre économie des finances Amadou Hott. ñu ñëwoon participer ci forum mondial de l'eau mais ñu profité ci ñun tam ñu def tey séance de consultation dialogue ci li nga xam ne mooy partenariat pour les réformes depuis 2019 Allemagne mu ngi nuy dimbali ci ay réformes nu nuy def ba ñu mun a améliorer procédures yi mun a améliorer accès au foncier mooy accès suuf pour def sa entreprise accès financement pour entreprise yi pour ñu gën a am xëyu ndaw ñi réforme tam formation ak enseignement professionnel réforme législation ak droit du travail pour gën a gaawal mbir yi na lépp bar ndaxte suñu dëkk soxla na réforme yooyu pour gën a mun a attirer ay investissement privé. Sénégal dafa réussir relancer économie am grâce ak coopération sénégalo-allemand looloo waral Sénégal mu enregistré croissance économie 6,1% ci PIB atum 2021 loolu la ministre économie wax. donc gouvernement mooy def effort budgétaire non seulement yenn taxes yi nga xam ne gouvernement da ko doon def ci loo importé gouvernement ni taxes yooyu moom dama koy dindi. li jëm ci blé bi ndax mburu bañ a yokku li jëm ci ceeb bi li jëm ci diwlin bi li jëm ci suukar ak loolu lépp gouvernement def ay efforts yu rëy loo xam ne rek day am impact sur le budget mooy fokk gouvernement bi wuti alal pour financer effort boobu mu def pour jàppale askanu Sénégal soit da ngay wàññi yenn dépense wala nga creuser sa déficit budgétaire wala nga am ay partenaires yu la jàppale surtout ci njàppal boo xam ne dafa yomb te Allemagne jàppale boobu na lan bëgg mu defal donc ci réforme yi bëgg na mu defal nu appui budgétaire moo ñu engagé def ay réformes yoo xam ne day am impact suñu économie en contrepartie nag Allemagne defal nu appui budgétaire comme ni ñu ko defee woon par exemple ci Covid bi donc commencé nañ waxtaan boobu am nañ ci yaakaar que ne ci ay weer yi di ñëw loolu dina mën a sotti incha allah. si loolu Sénégal fas yéene consolider loolu atum 2022 bi ginnaaw chantier yi mu tàmbali ba pare ngir renforcer base production bi ak créer yeneen conditions yi pour accroissement investissement privé yi. ñoom it bëgg nañ tam seeni entreprise tam ñëw ci Sénégal investir fii ñun tam ñu ne leen ñoo leen gën a bëgg loolu comme li président di wax amul exclusivité amul exclusion dëkk bu ñëw daal. nga yor offre boo xam ne intérêt Sénégal la ñun dañ lay ubbil suñu loxo ubbil la suñu bunt nga ñëw investir ci Sénégal et surtout que ñun tam mën nañ ci am bénéfice parce que technologie allemande baax na seen entreprise yi xarañ nañ ñu def ko en partenariat ak sunu ay entreprise def transfert de technologie wan nu loo xam ne peut-être xamuñ ko woon ndax ñun tam ëllëg ñu dem di exporter sunu xam-xam ci yeneen réewu Afrique yi donc daal loolu moo nekkoon waxtaanu tey bi bàyyi nañ équipe yi technique yi di ci waxtaan toute la journée ñu am benn matrice de réforme bu bees ñu xool réforme yi nga xam ne engagé woon nañ ci ba ci di ci jot ndimbalu Allemagne est-ce que am na yeneen réforme yu ñu ciy dolli surtout ci environnement des affaires comme ça Allemagne gën ñu jàppale parce que Sénégal partenariat privilégié la Allemagne dafa décider ne moom du am partenariat ay dëkk yu bëri ci adduna bi day tànn yenn dëkk yoo xam ne yaakaar na ne seen gouvernance seeni ay réforme am na solo mu boole leen ci dëkk yi nga xam ne ñoom lay jàppale te Sénégal mu ngi ci au niveau premier plan. ngir loolu mun a dox bu baax le ministre de l'économie Amadou Hott nag moom nag mu ngi ñaax collaborateur mi yëpp ñuy accélérer liggéey yooyu pour réforme yi mun a nekk. ñàkk a déggoo bu ñu nemmeeku ci nguur gi ak ñenn ci opposition yi nag mi ngi way li ko firndeex moo jamono ji nga xamante ne fii ci Ndakaaru ñu ngi màggal 9e édition bu soxal wàllum ndox nag ki nga xam ne moom lañ tabbu lu yàggul maire bu ville bu Ndakaaru di Barthélémy Dias nag moom demul fenn dafa toggoo ci ruqam moom ak équipe municipale am daal di féete li ni mel loolee nag askan wi di ko ñaawlu ne jamono ji nag bokkul ci jamono ji ñuy xeex waaye dañ waroon a boole moo ko président Macky Sall rek daal di fexe ba jafe-jafe ndox yi nga xamante ne moom la Sénégal rawatina Ndakaaru di jànkonteel mu daal di jóge fi reportage de Souleymane Soxna
xiiroo ak ngaayo bu ñu yàgg a nemmeeku ci diggante président de la république Macky Sall ak actuel maire de Dakar di Barthélémy Dias bi nga xam ne jamono ji ñi ngi nekk ci forum international bi ci xam ne ci Sénégal jamono ji ñaari forum moo fi am waaye nag monsieur Abdou Boy nee na nag Barthélémy Dias moo waroon a dalal gan yi waaye moom nee na coow li dara waral ko lu muy question politique. Normalement le maire de Dakar moom moo waroon ñëw accueillir gan yi parce que moom la ñu fi fal accueillir leen discours bienvenu bi dalal leen état bi yi def yëpp faire su borom politique la lii c'est la politique. autorité yi dañoo war a bàyyi seen i coow politique ñu jéem a seet naka la ñuy def ba régler jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy jànkoonte ci wàllum ndox mu jeex benn yoon. waaw problème bi ñoom xam nañ solution bi mais affaire politique moo demee noonu donc loolu moo tax mais ñoom ñëpp su fekkoon dañu nekk benn mais mënu nekk benn parce que soo demee ba nekk politique rek su amee opposant rek y a toujours problème tu vois parce que su nekk sa intérêt ngay xool donc loolu la quoi. ngir ñu mën a régler jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci wàllum ndox maire bii di Barthélémy Dias ak président de la république dañoo war a booloo ngir sàmm jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci wàllum ndox ak seen intérêt askan wi. il faut ñu associer liggéey ak nit ñi intérêt Dakar waay pour moi politique nañ ko teg ne lay liggéeyal askan wi loolu mooy li yoon. forum wala contre forum bu dox ci diggante président de la république ak maire bii di Barthélémy Dias askan wi nag ñu ngi leen di ñaax ñu booloo sakku intérêt askan wi ak jéem a seet nan la ñuy def ngir jafe-jafe yi nga xam ne ndox am nañ ko fii ci Sénégal ñu jéem ko régler. mouvement yu bëri yu ëmb wàllum société civile ñoom nag ñi ngi xamal askan wi ne ni ki suba nag dinañ wàcc ci mbedd mi rek ngir ñaawlu bu baax a baax nguur gi lim fi nar a teg mooy système mu parrainage te ñu dëgmalal ko ci wàllum élection législative yi mbir mi ñu ngi koy xamle ni ki tey buñ doon amal ab point de presse. ñu wax ci mbirum dossier bu soxla Adji Sarr ak Sonko ki nga xam ne rek mooy Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne moom salon boobee tey jii lañ ko doon xaarandi mu jàkkaarloo ak ki nga xam ne rek mooy juge Maham Diallo naka noonu tamit borom këram moom it daan nañ ko woo di wéy si monsieur Coulibaly ñoom ñëpp dinañ jàkkaarloo ak ki nga xam ne rek mooy doyen des juges ginnaaw buñ koy toppee ci wàllum incitation à la débauche, publication d'images contraires aux bonnes mœurs waaye tamit complicité ci viol Alla Thiam dellusiwaat na ci mbir yi. ginnaaw mbirum viol nekkoon nag ci diggante Adji Sarr ak président Ousmane Sonko 2021 ba léegi dossier boobu nekk ci loxo yoon tey nag dañu yeesalaat mbir moomu woo kii nga xamante ne moom moo yoroon bërëb boobu di Sweet Beauty ñu koy xam ci Ndeye Khady Ndiaye tey nag yoon woon na ko ngir mu jàmmarloog ñoom andil ay leeral ci mbir moomu gannaaw nag bi Ousmane Sonko génnee def ab point de presse di ci xamle ne moom nag pare na ngir wuyu yoon ñu def procédure judiciaire waaye tamit leeral mbir moomu ba dëgg féete boor dañu daal di rek continuer daal di dem ci kii di Ndeye Khady Ndiaye moom tamit woo ko ngir mu jàmmaarloo ko ñi yor wàllum yoon ñu àtte mbir moomu def ab l'enquête jëm ci fan la dëgg bi féete. jërëjëf Alla Thiam ñu àddu wax ci wàllum xibaaru bitim réew dooree ko ca Guinée tey jii nag la ñuy amal assises nationales yi nga xamante ne yàggoon nañ ko di xaarandi waaye nag dinañ amaat discours bi nga xamante ne ku ñu tabb muy président de la transition di colonel Mamadou Doumbouya dina amal foofu ab discours. ca RDC Congo foofee nag dañu daal di amal ab application ngir jàppale jigéen yi nga xamante ne dañ leen di sàkku ci wàllum viol ak violence yi nga xamante ne moom la ñu daal di nemmeeku si seen gox yi wala sax ci mbedd mi ca Chine nag ñoom jamono ji dañoo jaaxle boobe ba tey ñu ngi wut nag yan région ñoo tax nag seen avion boobee nga xam ne démb dafa daal di wadd ngir rek ñu mun a xam lan moo ko waral ñu teewlu leeral yi. xibaaru bitim réew dañ koy dooree fale ca Guinée tey jii naka la ñu daal di tàmbali li nga xamante rek mooy assises nationales yi institution yi nga xamante ne ñoom ñoo ko amal naka soxal na ca ministère bu yor wàllum administration du territoire ak lu soxal wàllum décentralisation boo xamante ne dañ koy amal ngir fexewaat indi beneen cadre institutionnel bu yees ci réew Guinée ki nga xam ne rek mooy Mamadou Doumbouya nekk président de la transition moom naka dina amal ab discours boo xamante ne dina ci waxtaanee ci li nga xamante ne mooy liggéey bu yàgg bi nga xamante ne daal na leen jot lu ëpp ay semaine ñu ngi koy amal lu toll ci le 31 décembre ba tey jii nag ki nga xamante ne mooy colonel Mamadou Doumbouya mi ngi doon xamle rek ne dinañ amal assises nationales waaye nag mbir mi mujjiwun antul mu jàpp ne bés yooyee nag dañ koy amal ngir rek fàttaliku pardon maanaam ñu daal di baalante ak waxante dëgg leeral lépp li nga xamante ne rek moo fa jotoon am waaye fexe ba ñëpp daal di juboo fale ca Congo la ñu dem République démocratique du Congo ñoom nag dafa am application boo xamante ne dañ ko daal di amal ngir rek jàppale
jàppale jigéen ñi nga xamante ne rek dañ leen di sàkku maanaam violence sexuelle ak violence conjugale ginnaaw loolee ñu ngi koy amal ca benn gox bu tudd Sud Kivu foofe nag lañ fa nemmeeku ca République démocratique du Congo foofu zone la boo xamante ne jigéen ñu bari dañ leen di sàkku loolee tax sax ñu daal di ko amal tax na nag képp koo xam ne jigéen nga te dañ la doon sàkku rek buñ la ko joxee di nga mën a aar sa bopp ci ñi nga xamante ne nag dañ la koy sàkku mbir mi nag wala xalaat bi sa jóge ci kenn ku nekk journaliste di wuyoo si turu Amesi Musada ak kenn ki nekk informaticien di wuyoo si DJ Masigal ñoom ñaar ñooñu nag dëkk ñeenti at nag ñu ngi liggéey ci loolu ca Chine nag ñoom ba tey ñi ngi wër rek ana lan moo waral nag avion boobu nga xam ne dafa jóge ci kaw rek daal di daanu ci suuf mooy Boeing 737 bi nga xamante ne mi ngi fa am jamono ji nag mi ngi amoon niki altine bi ñoom ba tey ci montagne yamu am nag foofu ngir nit jaar fa nag dina am ay jafe-jafe gis nañ nag ay secouriste ñu bëri ay militaire ak ay sapeur ña nga fa rek wër ngir mën a xam lan moo waral li ni mel. ginnaaw xibaaru bitim réew dañu àddu wax ci xibaaru tàggat yaram dooree ko ak match bi war a am diggante Sénégal ak Égypte nag daanaka ñaar fukk ak ñeenti gaynde yi nga xamante ne ñoo war a jouer egsi nañu foofee ca Maroc nag tey jii séance bu njëkk ba dinañ ko amal waaye nag ki nga xam ne mooy Abdou Cissé fekkewu ko ñu waxaa ci wàllum judo Mbagnick Ndiaye nag moom moo daal di remporter médaille d'or bi soxal wàllum Open Alger leerali ak Momat Seck. xabaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree nag ak wàllu match bu nar a dox diggante Égypte ak réew mi nga xamante moo di Sénégal ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom si weeru mars bu ñu dëgmal niki démb nag ci séance d'entraînement bu njëkk bi ñaar fukk ak ñeenti gaynde ñoom ñu nga fa woon ginnaaw nag benn waxtu bi nga xamante ni ñoom nag def nañ lu ñu naan séance de décrassage compétition boobee nag xam ngeen ne mooy jëm ci coupe du monde bu ñu dëgmal Pape Abou Cissé nag moom bokkul woon ci séance d'entraînement bi ginnaaw nag gaañu yi mu am ci oom bi moom nag ma nga desoon foofee sa hôtel ba ñu jàpp ne daal soo moytul moom Pape Abou Cissé moom du bokk ci ñaari match yëpp bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi ki nga xamante ni moom mooy directeur technique bi di Mayacine Mar Boulaye Dia moom rek moo des kon ci kone yi moom milee tey ji nag lañ koy xaarandi foofee sa diwaanu Marrakech match retour bi nag xam ngeen ne ñu ngi ko jàpp nag ci weeru mars mi bu jotee nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fii si stade bu maître Abdoulaye Wade waaye nag laata loolu fédération sénégalaise bu football ñoom nag tey ji si alarba ji woote nañ nag ab waxtaan ngir nag taseek li nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi ngir nag wax lu jëm si match boobee kon nag ndaje moom mi ngi am na ginnaaw ndaje mi ñuy dooroon nag ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy intercommission bi nga xamante ni daal ñoom la ñuy sant ñu amal lii di match boobu course épique wàllum dawal fas gi ni ki dem nag jëwri gi ñu dénk wàllum sport di Matar Ba mi ngi loon nag amal li nga xamante ni mooy daal installation comité bu yees bi moom mi la daal dafa nag tegaat ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tidiane Niang mu jiite waat kuréel googu muy nag kuréel gi nga xamante ni moom ëmb lépp lu ñeel wàllum dawal fas fii si Sénégal moom ministre bi nag mu ngi ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk kuréel googu ñu ànd ak dal waaye tamit fexe nag ba li nga xamante ni moom moo di kër googe ñu mun ko yore ci yorin bu rafet wàllum judo open bu Algérie jeex na ni ki démb sénégalais yi équipe ba ma nga fa woon ki nga xamante nag moom moo jiite équipe bi di Mbagnick Ndiaye moom nag jaloore dëgg la fa def ginnaaw bi mu jëlee ab médaille d'or Sénégal nag moom ñeenti médaille la am foofu ñu jàpp ne kon kii di Mbagnick Ndiaye daal médaille bi nga xamante ni am na ko war na ko mun a dooleel ba mu bokk ci Jeux olympiques yi amalee foofee ca diwaanu Paris la France atum 2024. jërëjëf Momat Seck xanaa di ñaanal gaynde rek yàlla may leen nam ci kanam ñi di waa Égypte mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci kanam tuuti di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay nasara ñu ànd ceeg Momat Seck jërë ngeen jëf.